leen doole saay su ne ci biir kër yi tax na Ndiaké Mbaye amal na ci reportage. tey jii juróom benni fan ci weeru avril di bés bi ñu jagleel travail invisible bés bi di lu sénégalais yi desee xam mooy bés bi ñu jagleel bépp jigéen bu taamu des ca kër ga. jigéen moom mooy yar mooy jubbanti moom jigéen daal moom moo yor kër parce que lu manqué mooy mottali da nga gis ko xam ne sax du joxe dërëm te bu ñuy fekk lépp mat boole yar say doom duñ mar duñu xiif duñu tilim duñu rafle bañ na ko ba doom yu bari koo ci wax du sañ a laaj baay yaay lay laaj parce que loolu lañ xam parce que jigéen ji mooy gën di jege njaboot gi parce que góor ñu bari dañuy dëddu seen kër dañuy daw seen kër duñ nangoo jël seen responsabilité ba mu mat parce que dañuy bëgg rek yow na añ bi ñor sa heure ba mu war a ñore na reer bi ñor sa heure bi mu war a ñore te li ngay joxe daanaka macha allah jigéen ñi daal ñooy def lépp instant yi daal jigéen ñi sonn nañ ñooy daw guddi ñooy daw bëccëg ñoo yore xale yi ñoo yar ñoo jubbanti ñoo xam li nekk ci école yi ñoo xam ne école yi di fayit lépp ñoo koy lijjanti. ndaw si ñu fekk ca ñaari tali di ñu xamal ne. penc mi jox gëdd gi war soxna yi toog ci kër yi. gëdd bu war jox bu gëdd war moom du si am kooku kay moom jigéen nga waaye xam nga ko boo toogee sa kër kay toog ne góor ñi daal li jigéen rek laay gérer loolu sax amatul sax loo koy jigéen kay toogatul rek naan doom yi laay toppatoo moom kay da ngay dem di toppatoo kër gi toppatoo doom yi moom kay stress rek ngay nekkee doo bëgg dara manqué da ngay bëgg kër gi rek la bëgg doom yi rek la. Soufi Ndiaye moom jàpp ne bu weesoo kër ga ak gone yi borom kër yi bu seen xel dalee soxna yi la. wax ne soxna yi ñoo yore àdduna yi parce que boo jógee suba teel jigéen rek ngay tase ragal ñu agressé ragal ñu la da ngay ñaan yàlla rek dem du ngay uti sa njaboot moom la ñuy wax jigéenu Sénégal yi wala jigéenu àdduna yépp mun naa wax ne jigéen yi ñoo yor àdduna xalaatuñu dara seen jëkkër dañu doon wax ne jëkkër moo yore kër wante ñëpp a yore kër léegi jigéen ñi macha allah yàlla nañ yàlla jàppale. seen kër bés bu nekk lijjanti waañ bi kër gi teg ci di sàmm njaboot gi mooy dundin jigéen yooyu ñu jàppee femme au foyer looloo waral bés bi ñu jagleel ko yooyu soxna yi nga xam ne donte askan wi joxuñ leen gëdd gi war ñoom ay royukaay lañu. mangoog ay royukaay lañu di leen bàkk saay su ne di leen kañ leneen ci xibaar UNAPAS di kuréel gi nga xamante moo boot mool yi wala boog ñi yëngu ci wàllu napp gi kontaan ñu benn yoon ci jëriñ gi ñu denk wàllu googee de Alioune Ndoye ma ñu sàkku sax mu tekki ndombol tànkam ndax booba léegi waaxu Sénégal dañoo faf sax tumuranke bato yay baw ca bitim réew ak ji suñu koom-koom loolu la ñu gis ne mënatuñoo gis seen bopp ci wàllu tefes yi dañ ci teewlu Omar Diagne mayor seen kaddu duna ci micro aji Kuna Gueye. Sénégal dafa toll foo xamante ni dañu jëm ci yoon bu ñu jëmee ci crise géej président Macky Sall la ñuy waxal directement président Macky Sall dañu bëgg nga xam ni li la faloon gesul si ginnaaw tuuti kàddu yi nga waxoon ci Ndar dégg nga ko xam nga ko yaa ne woon état bi jaay na géej gi kilo ya bay ñetti dërëm gisatuñu coof gisatuñu ko yaa ko waxoon yow président Macky Sall ñun li ñuy wax. lu ñu leer la lu ñu xam la lu ñu dund la ànd ak yow nag ba yàlla jox la réew mi tey jii ñu gis ngay saax-saaxee suñu alal suñu moomeel muy géej gi tey bu ñu demee ba àdduna toll benn mool mënul xëy suba dem jëndal boppam machine loolu lu metti la feebar bi nag bari na ci réew mi muy feebaru géej gi nag dafa nekk loo xamante ni président nga dimbali ñu ci qualité ministre yi nga ñuy booleel ministre yi nga ñuy booleel amuñu niveau amuñu xam-xam xamuñu fan la ñu jëme Sénégal ñun bëgguñu ku réussir vie am ci Sénégal ñun léegi dañu sonn li nit ñi di def mën nañ ko ñun ministre bu pare wala président bu pare pour réussir carrière am ci Sénégal ñun loolu la ñuy xaar monsieur le président ñu ngi lay tàllalaat loxo bëgg nañ la jàppale mais ci kaw boo ñu jàppalee bato yi nekk ci géej gi nga auditer ñu pavillon Sénégal ñaata bato ñoo fi nekk si géej gi ñaata bato ñooy mbaal ci géeju Sénégal bëgg nañu ko xam te bëgg nañ boo ko xamee ba pare nga jàkkaarloog moom wax si.
mangoog njàng meek njàngale mi SADEF bu Mbaye Sarr jot nañoo mettitlu yéexaay gi am ci wàllu administration bi saay bu jàngalekat bi yittewoo jot ko yëf yi daal day xaw a tagga tembe lool ñaawlu nañuy tamit doxalinu nguur gi jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi bàyyi loolu leen xel ci à la traite jàngalekat bi SADEF ma nga woon ca Saint-Louis dañ ci teewlu Mbaye Sarr ay kàddoom ci micro Gabriel Barbi. Cette année parce que dañoo déposer préavis de grève te dafa am point yu am maanaa yu nekk si préavis boobu bi ci njëkk mooy dañu ne jàngalekat bu ci nekk retraite am nañ ko yóbbu juróom benn fukk at ak juróom te lenn waralu ko lu dul lenteur administrative yi nga xam ne moom moo bloqué carrière am jàngalekat yi dañuy toog fukki at du ñu avancé jàngalekat dañuy toog lu ëpp fukki at ak lu topp du ñu avancé te loolu jëkkut rafetul te gouvernement du Sénégal moo ko teg jàngalekat yi. les enseignants yi ñuy tuddee enseignants décisionnaires dañu dund conditions yu métti conditions yu doy waar parce que pour la plupart actuellement jamono ji ñu nekk nii dañu xaw a démotivé parce que jàngalekat yoo xamante ne bii boo amee diplôme supérieur bu ñu la reclassé ci corps supérieur nga am salaire inférieur loolu ci enseignant décisionnaire kese lañ ko gisee mu nekk nag une injustice bu graaw bu doy waar bu nga xam ne gouvernement bi da ko war a corriger loolu moo tax suñu organisation syndicale dafa jóg xeex pour que injustice boobu dañ pour que jàngalekat yi mën a nekk ci conditions yu mucc ayib. Ensuite également dañu gis ne li ñuy tuddee le problème de dossier jàngalekat yi dañu sonn parce que boo déposé dossier IEF nga toog ay weer IEF door ko yóbbu IA ensuite IA yóbbu ministère de l'éducation ce qui veut dire que diggante fi ngay déposer ce dossier ci sa inspection ak fa ko fonction publique di jotee banalement mën nga fi perdre 10 mois loolu également dafa nekk lu doy waar te mën bu ñu ko exploité aussi mën na indi ay jafe-jafe parce que bu ñu xoolee ce dossier manqué na pièce sangam dañ lay wax nga indiwaat ko loolu mu nekk ay tardement te moo tax nañ dématérialiser procédure yi pour que jàngalekat yi au moins am seen dossier ñu mën ko traiter normal. Ensuite aussi dañu gis ne jàngalekat yi nekk ci gox-goxaan yu sori yi maanaam mooy département Podor région Tambacounda région Matam région Kédougou région Sédhiou comme région Ziguinchor li ñuy constaté mooy chaque année jàngalekat yi dañ fay jógee en masse di dem dans les autres régions yu gën a jege comme Dakar comme Thiès comme Kaolack et cetera te loolu mooy lan la waral ko dul conditions yu métti yi ñuy nekkee ñoom ba tax na loolu moo tax ñu ne nañu def indemnité spéciale d'éloignement nii ko Mauritanie defee na ko Sénégal defee noonu pour que jàngalekat yi mën a am au moins ay conditions yu neex yu mën a toog pour continuer seen njàng mi système bi gën a mën a avancer. lu aju ci yokkute gu ñu nemmeeku ci njëgu ciment beeg fer bi tax nañu bari ci askan wi tàmbale ko méttitlu ñi nga xamante ñooy di faral di tabax maçon yi sax àddu nañ ci ñu bari gis ne lii bu dakkul mun naa dem ba xajamal luwaas gi yokkute mun na cee gën a am ba tax na sàkku nañ ci nguur gi ngir mu gën cee jël matuwaay dañ ciy deewlu reportage yu Mamou Diaby Gassama. ab yokkute moo am ci yenn jumtukaay ci lu ñeel wàllu tabax lu ci mel ni ciment njëg li yokku na tonne bi jóge ci 62 000 francs CFA dem ba 70 000 francs CFA ci suñu koppar fer bi nag jóge ci 38 000 francs CFA dem 50 000 naka noonu tamit njëgu béton bi daal di am ab yokkute lu tollook junni ci prix unitaire ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci lu ñeel wàllu tabax di ko naqarlu. xanaa di ko mettitlu di ko naqarlu rek nga xam ni nit ñëpp dañuy ñaan yàlla dund ba am luñ tabaxee am kër xam nga bu ñu débrouiller pour tabax. gars yi bu nee ba amuñu moyen bu ñu jëndee ciment chantier day taxaw su boobaa maçon yi bu ñu tabaxut menuisier yi duñ coffrer. béton bi lépp a yokk fi mu toll nii. dafa yokk manqué dañuy wax nguur gi mu gën cee bàyyi xel quoi gën cee wax et puis tamit di surveiller bu baax ñi nga xam ne nii dañuy jël quantité yi di ko stocké bu nee ba moment bi ñu génne ko tamit. dafa jaadul quoi. jëndkat yi ñoom it bi la yokkute juróon na leen ay gàllankoor. ciment bi yokk nañ ko cher na trop parce que jógee na 60 000 dem 65 68 léegi 70 te pour nga am ko sax yombul. luy jëm ci construction lépp lañ ko yokk fer bi ciment importé local lépp pour gars yi tabax dafa métti trop moo tax su gars yi ñëwee ne location day wàññeeku location dafa cher mais il faut mu cher. avant da nga yer sa benn 15 millions nga tabax foo mën a dëkk bu fekkee mos na pare mu nga tabax mais léegi ak 15 millions boo ko fayee maçon bi la tabaxal location bi il faut mu cher foog état jàpp ci ñu wàññi ciment bi wàññi ko bu baax a baax wàññi fer bi wàññi béton bi nit ñi même suñu mënul am kër sax ñu am fu ñu mënul dëkk du louer di fay prix bu raisonnable.
projet bu ñeel njaboot gu nekk am dëkkuwaay mu nekk la nga xamante ne lu muy undu rek moo di ne képp kuy sénégalais nga am ab dëkkuwaay ak fépp fu mu ta nekk ci mim réew waaye li ñu mel amaana du mës a sotti su fekkee ne njëgu jumtukaay yu ñeel wàllu tabax dañ ci nemmeeku ay yokkute yu dul jeex. mangoogu yokkute googee sax askan wi joxoñ ci baaraamu tuuma nguur gi bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi boot way jëfandiku yi xamle ne daal askan wi buñ ci dajee lu métti métti ci wàllu ciment ak fer nañ ko sippi nguuru ko Sénégal ndax moo ca jéemagul lenn dañ ci teewlu Seydi Maam Alassane Sow jiite ab kuréel gu boot way jëfandiku yi ay kàddoom ci micro Mamou Diaby Gassama. sunu jaaykat yi dañ amul bonne foi si li ñuy jaay. yokk da leen yomb trop dañuy jékki-jékki am suñ benn problème bu ndaw rek ñu profité rek répercuté ko si prix bi te ñun gaañ-gaañ bi mu si am le consommateur bi lay tegu mais loolu moom boo ko gisee nag mooy que ñu suñ système contrôle économique ba léegi doole bi mu war a am ak ni mu war a taxawee dafa des lu waral loolu mooy ministère du commerce ak cër bëgg État Sénégal cërale ba léegi dafa des dañuy chiffres yi nga xam ne jot nañ ko am de source matuñ sa 300 personnes sur l'étendue du territoire ki war a administrer des prix 16 millions de Sénégalais ak ni commerce bi informé les Sénégal État du Sénégal ba léegi góorgóorloogul pour indi fa suffisamment d'éléments yoo xam ne dinañ mën a def seen liggéey correctement ministère bi il faut que mu gën a wone pouvoir am ci kaw commerçant yi ndaxte am na ay réglementation yu am yoo xamante bu fekkee da nga wàcc yoon war na respecter prix am na ay daan yu fi nekk mais daan yi ba léegi dafa xaw a des ba tax ñu ne depuis plus de 30 ans consommateurs yi ñu ngi doon xeex pour ñu am benn loi boo xamante ne non seulement dafay protéger consommateur bu baax mais dafay gën a dooleel consommateur bi. loi boobu fin décembre 2020 lañ ko adapté à l'Assemblée nationale mais promulgation bi avec mu war a ànd ak li ñuy wax say délégué d'application ba léegi moo des foofu dafay mel ni ne ba léegi fulal ba État du Sénégal war a fulale pour gën a toppatoo consommateur yi dafa des. mangoog des na ca Guédé village foofee ca diwaanu Podor ndax ñu ngi fàttaliku ne gannaaw juróom-benn fukki at ak benn Sénégal di màggal indépendance di ko fàttaliku waaye nag Guédé village ak Guédé chantier ci tumuranke gu métti la ñu ne ndax ñàkkum jumtukaay ne ba léegi yëguñu ne nguurug Sénégal mu ngi leen di bàyyee xel dañ ci teewlu Babacar Gueye mi yor seen kàddu àdduna ci micro Aboukan. marché bi daal lenn moo ko waral. parce que ñun waa Guédé chantier li ñu bëgg daal amuñu ko parce que am nañu mairie depuis 2009 am nañu commune depuis 2009 te depuis boobu ba léegi gisuñu fi dara lu avance gisuñu dara li nga xamante ni commune bi liggéey na ko léegi nag ñun ñu def benn marche bi nga xamante ni pour Guédé développé wu pour ñun ñu am lu ñu bëgg parce que boo xoolee depuis boobu ba léegi depuis croisement Guédé ba si biir Guédé amuñu yoon bu baax amuñu ay goudron te mairie bi depuis bi mu commencé ba léegi amuñu hôtel de ville te dañu bëgg jël maison des jeunes yi nga xamante ni ñun loolu lañu amoon ñu jël ko def ko mairie te loolu baaxul ci jeunesse bi te baaxul ci dëkk bi tamit boo xoolee tamit suñ suuf yi nga xamante ni ñun ak waa Leera bi ñoo ko bokk te ñu commencé woon ko ba léegi eggale wuñu te loolu tamit bëgg nañ ñu régler ko sinon jeunesse bi dina jóg pour régler ko. dafa leer. boo xoolee tamit am nañu suñu forage plus de 20 ans tey forage baa ngi fii forage bi ñi si nekkoon ba léegi ñoo si nekk nanguwuñu wootee assemblée générale ñu xool li nga xamante ni doxul tey robinet day ubbi suba mu tëj te forage bi ndox bi nga xamante ni nit ñi loolu la ñuy naan seetul dara. dafa salte te forage bi duñ ko raxas kenn du ko garder forage bi si kaw amul benn kubéer man loolu laa si amoon ci li mooy wax ñu ngi ñaan nguur gi ñu ngi ñaan tamit ñi nga xamante ni gis nañ lu ñuy def nii ñu jéem ñu jàppale.
coowal suuf jib na ca Parcelles Assainies foofee ca Kër Massar lim bu takku ci askan wa fa yeewoo gis ne seen tabax yooye la ñu bëgg a nermel promoteur immobilier lañ ca joxoñ baaraamu tuuma lépp nag tënku ci coowal 94 milliards yi fi jiboon tax na sàkku nañ ci nguur gi mu jóg taxaw giifal googu lépp coowal suuf ca Kër Massar Mouhamadou Baba Sow mayor seen kàddu àdduna ci micro Najib Sagna. collectifu Parcelles Assainies Kër Massar unité 1 tey ñooy ñëw di xamal askan wi ni ñun waa Kër Massar dañu jot suñu ay terrain ci anam yu leer ci ay kilifa yoo xamante ni SNHLM lañu jaar ñu am suñu ay papiers yu ñuy wax ay permis d'occuper yoo xam ne autorités yi ñoo ko signé ci ni mu ware waaw loolu bi ñu ko defee nag ñu toog gis ay samba boy yoo xam ne xamuñu fu ñu jóge am benn waay bu ñuy woowee Demba Anta Dia jiite leen dañuy ñëw dugg ci sunu quartier yi de xool terrain yi nga xam ne tabaxagun ko lu nu fi fekk lu nu tabaxagul rek ñu daal di ko jël teg ci seen loxo loolu nag ñu xam ne loolu mënta wéy ndaxte ni ko wolof di waxee ku artuwul di nga àtte ñu bañ nag balaa ñuy àgg foofu ñuy xamal askan bi lépp ni leen ñun jaar nañu ci fi ñu war a jaar nañu ci yoon kon nag ñuy leen di jël à témoin di ñaan na gaa yi arrêté ci loolu ñuy def te teguñu ko fenn si buñ ko arrêté wul nag deret mën na see tuuru te balaa ñuy àgg foofu nag ñu leen di ñaan fii nga xamante ne dañ fi dëkk ak sunu ay njaboot ñu leen di ñaan nañu jóge ci sunu quartier bi ba mu set wecc. ma ngoog Demba Anta Dia mañ ca joxoñ baaraamu tuuma wax na xalaatam la sabab coow loolu le jëm ci wàllu suuf foofee ca Parcelles Assainies ca Kër Massar moom lañ ci teewlu ci micro Najib Sagna. La SNHLM présente que moom moo ko moom sans présenter un titre de propriété foofu c'est le 1451 si vous allez aux impôts et domaines vous demandez ce qu'on appelle l'état de droit réel mais l'état de droit réel est inscrit au nom de la famille. Pas au nom de la SNHLM, les preuves sont là. C'est la famille Mbokour Diagne et consorts. La famille de Aladji Ousmane Bang et consorts. Le 21 mars passé, on l'a encore débouté. Donc ce terrain-là nous revient de droit. Mais malheureusement pour nous, daanaka yëpp dañ ko tabax. fi ñu demoon présentement lii bi ñu demoon yoo xam ne soi-disant que dañ fa toj mais c'est pas nous ñoom ñooy ñëw di toj la nga xam ne moom lañ fa def pour sécuriser notre terrain. foofu nag du ñu daw tey du ñu daw ëllëg ndax yoon moo ñu ko delloo. Nous, les points, on les remplace par des mots. Nous respectons suñu procédure parce que respecter procédure moo waral foofu yëpp bañ fa laa ñëw fekk tabax nañ ko mais par la grâce de Dieu la nga xam ne nag moom moo fa des mais yoon moo ñu dox ne dem leen ngi jël seen alal yoon moo ñu ko del loolu moo tax ñu taxaw foofu guddi ak bëccëg mais ñun yëbuñu procureur de la République yëbuñu la gendarmerie yëbuñu la police ba ñëw di taxaw foofu te amuñu fu ñu ko teg ces gens là di créer di def n'importe quoi mais ils n'ont rien compris léegi nag la SNHLM qu'est-ce qu'il fait lan lay joxe des permis d'occuper. Un permis d'occuper, juridiquement parlant, c'est quoi? Mais c'est un titre précaire et révocable. Mais comment l'État, le toll État, ne leur a permettre à la SNHLM de faire un titre précaire. Ces gens-là, nous tous les critiquer parce qu'ils ont acquis de bonne foi. Mais si nous savons ce qui est, Yalla xam na ne dinañ toog ñëw négocier ak ñun te lii c'est une question d'honneur te billahi wallahi duñ mës a bàyyi foofu tey yoon moo ñu ko jox dinañ ko respecté duñu xuloo duñu xeex. mangoog leneen ci xibaar jëm ci diggéen jiitu réew mi Macky Sall ak discours ga mu yëkkati laata 4 avril maanaam ci 3 avril bi xamle ne lim bu takku ci wàllum xëy dina ko jagleel ndaw ñi secteur informel ñoom ñu ngi xaar jëf mun caa topp am ñu gis ne tamit tàyyi nañu ci diggé yu dul jeex dañ ci teewlu reportage yu Fatou Bintou Diouf. yéen ndaw ñi ci wàllu tàggat leen wutal leen ay xëy ak jàppale leen ci seeni projet. kaddu yi ne di mbébétu njiitu réew bi Macky Sall jëm ci nan lay dimbalee tout tànk yi ñu daal di am xëy mu doon nag ab discours ba nga xam ne jaaxal na lool ña ñu dajal la. ndax ba mu faloo ba tey ñoo ngi koy dégg si xëyum ndaw mi waaye maa foog ne nag am na yéene mais xamul yoon bi mu war a jaar waaw xaalis. naaj na mais nag na ko dëggal quoi loolu na ko si jàppale parce que boobu ba léegi depuis 2012 ba léegi mooy digg askan wi te defu ko quoi. man nag li ma ci xaw a jaaxal mooy nga toog ci réew 9 ans toujours même discours.
njàng meeg njàngale bi formation wala sax dimbale ndaw yi ci wàllu financement dem ba ci entrepreneuriat Macky Sall daal di yëglu ni dina jukki lu toll ci 400 yu toftal juróom fukki milliards yoo xam ne dina ko daal di gunge ndaw yi fii ak ñetti at yoo xam ne moo ko daal di desandi ci mandaawam. ci raison yi ana lam leen digoon Saint-Louis ga ma dëkk dig leen 3000 milliards boobaak léegi est-ce que def na fa 1 milliard. kon tey bu nu toogee Macky Sall ba tey moom mu jàpp ni sénégalais yi te loolu mu jàpp looloo am parce que ñun dañuy nelaw yeewooguñu. koppar yi la sax daanaka ku ne xam na ni ma nga ñeel programme d'urgence ngir dimbale ndak ndaw yi waaye sénégalais yi nag ñoom fu mu nekk nii naam ci atum 2012 ak léegi ña ngay nag xaarandi ngir nguurub Sénégal la mu diggee woon ak ñoom mu daal di koo def waaye nag furaas daal di xëddeem ba léegi ba dem nañ sax bay gëmatuñu benn yoon kàddu njiital réew mi. ndaw moom warut a xaar gouvernement di ko utal xëy waaw pour man moom junni sax boo ko yoree junni 5000 francs rek boo ko yoree boo bëggee liggéey di nga commencé dara. ku nekk yaay jéem a xool noo def ba jàpp si dara. am beneen ngëm-ngëm te xam ni liy liggéey Sénégal mi ngi si kenn ku nekk si ñun ñii ñun ñoo war a def loolu sunu bopp bañ di dépendre ci ay financement. mu mel ni nag yaakaar daal di tas saa su nekk benn nag laaj moo daal di nag ëlëm askanu Sénégal nga xam ne si jamono ji xëy rek la ñu daal di bëgg mooy ndax Macky Sall bi lay yoon dana jëfee promesse yi mu daal di wax ci ñetti fan ci weeru avril bi la 2021. mangoog leneen lu jëm ci xëyum ndaw ñi kii di responsable APR ba ne ca Thiès Habib Niang jàpp ne ndaw ñooñu le jot nañu dooleel leen ba kenn ku nekk am ca la nga yëngu ak ca la nga jàpp jot naa jukki financement yu mu jagleel ndaw ña rawatina jigéen ña féete ca diwaanu Thiès dañ ci teewlu Ibrahima Ndiaye. lu ëpp juróom fukk mbootaay yu ëmb ndaw ñi ak jigéen ñi fii ci diwaanu Thiès dem nañu rek fekk ji responsable politique APR bii di Habib Niang moom mi jiite woon fi rek mouvement de sukkali Sénégal ñu wax mbootaay yooyee am nañu rek ab jàppale ci wàllu koppor ngir rek ñu mën a demal seen bopp waaye tamit ñu mën a amal ay yëngu-yëngu yoo xam ne dinañ ci mën a dundee jàppale seen i njaboot Seynabou Dieng moom moo jiite jigéen ñi. tey nag dañu convoqué vraiment comme ni ma ko waxee ces braves dames pour may leen formation ci atelier ci formation gestion des finances gestion des finances mooy jàngal femmes yi ni ñuy gérer seen xaalis ndax il faut ñu xam ne xaalis bi nga xamee doo ngay liggéeyee bokkul ak xaalis ba ngay jëfandikoo sa kër il faut bu ñu deful différence boobu du ñu mën a dem moo tax président Habib Niang tey sacrifié wu fay saal fay formateur pour accompagner ces femmes li ma koy faral di wax rek ce qui l'intéresse c'est l'autonomisation de la femme accompagner les femmes dans leurs activités socio-professionnelles et socio-économiques loolu moo ko ñor waaw ñu ngi convoqué président du groupement yi kese la ñu convoqué ak secrétaire seen secrétaire ñoom la ñu convoqué tey mais on est au nombre de 250 mais am na 50 groupements